ngoog mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg programme ITV dal leen jàmm ci xibaaru njolloor si bokk na ci liñ fi nar a waxtaanee di bés gi ñuy màggal feetal tabaski daañu ko xam tey jii gannaaw commission gi séntu weer bi ndaje ba muy amal tey ca rajo télévision bu Sénégal di RTS ci njiital Mourchid Iyane Thiam. iRadio jël raw gàddu gi ci liggéey gu ñu jot a amal ñeel nag jongante paluku njiiti réew yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 natt gi ñu amaloon ko ci diggante juróom-ñetti rajo xibaar bi nag bàyyeeko ci conseil national bu régulation bu audiovisuel ñu gën ko xam ci ARTP. Amitié 3 askan ga fa dëkkee noyyi saxaar su bon sabab li di ab usine ba fay ba ñu fa taxawal di yëngu ci wàllum liggéeyub butéeyu gaz ña yeewoo nag ci pegguk école police jamono ji ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tar ña ngay woote wàllu tey di aljuma yemoo ko ñaari fan ci weeru août atum 2019 mbokk yi bisimila ci xibaaru njolloor si. mbokk yi gannaaw ba ñu leen nuyuwaatee xibaar yi dañu koy dooree ak coowal juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards ci suñuy koppar kon commission bi nga xam ne moom la ñu dénk l'enquête bi ca penc ma ñoom nag di ay ndaw àddu nañu ci mbir mi tey jii daal dinañoo ragg ba set ki nga xam ne mooy Mamour Diallo ñu fàttali ne Mamour Diallo kii di Ousmane Sonko moom nag moo ko joxoñ baaramu tuuma ñeel nag ne dafa luubal wala boog dafa daal di détourné maanaam ger ci lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeent milliards ci suñuy koppar li ni mel nag addu ci mbirum coowal suuf ñu fàttali ne lu toll ci fanweer ak benn doomi aadama jot nañ leen déglu ci coow bile dox ci diggante Mamour Diallo ak kii di Ousmane Sonko kon jàppale ne Ousmane Sonko gannaaw nag commission bi ba mu janoowee ak taskatu xibaar yi tey jii ci suba moom Ousmane Sonko njiital Pastef fas yéene nag janook taskatu xibaar yi kon mi ngi koy amal jamono ji ñuy addu ngeen di teewlu kon tàmbali nañ ko bu midi jotee ba ndëgëni si beneenub xibaar bu ñuy waxtaanee ci bile jotaay ñeel nag faat ga ñu faat commandant bu brigade gendarmerie bu Koumpentoum kii di Tamsir Sané kon doomi aadama yi nga xam ne teg nañu loon loxo te ñu njort ne ñoo def bile ñaawteef kon tey jii la ñu leen di déglu limba mi ngi toll ci fukk ak ñaari doomi aadama bokk na ci ay soxna kon ñoom ñooñee nag daañu taxaw ci kanamu l'enquêteur bu bureau enquête bu brigade gendarmerie bi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ca diwaanu Koumpentoum ba tey ci bile jotaayu xibaar junjoon na ne ko ci bopp xibaar yi di iRadio moom mi nga xam ne jël na raw gàddu gi ci juróom-ñetti rajo yi nga xam ne ñoom lañ doon natt ñeel liggéey ba ñu amal ci élection paluk njiiti réew yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 iRadio amal ci liggéey gu am solo waral jamono ji moo nekk ci bopp raw gàddu gi ñi amal bile xayma di nag kuréel gi nga xam ne mooy natt lépp lu jëm ci wàllum rajo ak télévision jëm ci wàllum audiovisuel fii ci Sénégal ñu gën ko xam ci ARTP Cheikh Sall dellusiwaat na ci bile bataaxal. Bonjour Midi King 12h30. CNRA fësal xayma bi nga xam ne amaloon na ko ci élection présidentielle yi ñu génn ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 di xayma boo xam ne fësal na groupe E-Media Investing rawatina rajo bi nga xam ne moo di iRadio ci kaw juróom-ñetti rajo yi nga xamante ni bi daanaka ñoom la ñu gis ñu ràññeeku ci couverture bi nga xam ne amoon na ci élection yi ñu génn iRadio nga xam ne ñu ngi ko lancé woon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi nga xam ne moom la ñu génn mooy station rajo bu mujjee juddu fii ci réewum Sénégal waaye am na ab liggéey bu ràññeeku boo xam ne def na ko ci élection yi ñu génn ba tax waa CNRA daal leen di teg ci bopp ba ñoom ñu jiitu RSI Rewmi FM RMD RFM Sud FM ak Walf FM di ab liggéey boo xam ne nag bu am solo la boo xam ne kilifa yi dañoo génn lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari reporter teg leen ci terrain bi ñoom ñu wër gox yeeg gox-goxaan yi nekk ci biir réew mi yépp fu gox gën a soree gën a ruqee ay reporter teew fa ngir mën a jottali xibaar yi askan wi fii ak fu ñu mën di nekk loolee nag di liggéey boo xam ne tey jii ndokkeel nañu ko. Parce que
mu ngoog Cheikh Sall mu nekk kon iRadio jël raw gàddu gi gannaaw liggéey boo xam ne def nañ ko ci élection paluk njiitu réew yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 xayma bi nag ñi ko doon amal di waa CNRA kon ngeen baal ma du waa ARTP CNRA la ñoo amal bile liggéey kon ba tey ñu xuus ci xibaar yi waxtaanee nag accident ba amoon ca pont Émile Badiane kon bile l'accident gannaaw benn doomi aadama ba ñu xamle woon ne moo ci ñàkk bakkanam keneen nag gis nañu néewam ci fi nga xam ne nag moo di ci biir ndox bi moom moomee nag gannaaw nag ñaari doomi aadama ñu xam ne woon ne réer nañu ci bile l'accident kon limba daal dinay dem ba ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakken ci l'accident ba amoon démb bi 3 heures du matin jotee ca pont Émile Badiane ñu wax ba tey ci bile jotaayu xibaar ak askan ngay yeewoo ca pegguk école police ñoom nag jamono ji ngelaw bu bon wala boo ko saxaar la ñuy daal di noyyi ñoom ñooñee nag la ko waral di usine ba ñu fa taxawal bile usine nag di yëngu ci wàllum defarum bouteille yu gaz askan nga fay yeewoo nag ne ñi ngi ci ay jafe-jafe yi tar ndawatina nag ñi nga xam ne dañuy faral di am ay jafe-jafe ci wàllum noyyi di ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro yi asma ñoom ñooñee nag di woote wàllu ngir rek ñu indi leen saafara ci li nga xam ne moom la ñuy dund Omar Kane moo demoon seeti leen. nos petits enfants qui sont là. sama sët yi ak man ñun ñëpp dañoo amee asma waaye man moom mën naa ko muñ. këriñ bi pollution bi ñetti fan a ngi nii kenn mënatuñu utiliser suñu terrasse le soir ndax xam na ñëpp tàng na léegi ku nekk bëgg nga nekk sa ko terrasse am air mais mënatuñu am air. l'air est pollué dégg nga parce que y a le charbonnage à côté. li waral seen naqar mooy saxaar si jóge ci école police bi ay fan a ngi nii. xam nga fii ils sont toujours en perpétuels travaux suñu demee ba dajale mbalit yi kii yëpp avec xam nga fii y a des immondices toutes sortes de kii suñ ko dajale dañ koy kii suñu boor yi taal ko avec le vent suñu kii yi lay dugg. leen wax dañ mais mën nañ ko jëli c'est un lieu boo xam ne ma kii bi du fa agsi wala ñu jël ko yóbbu ko ci fii ñuy tuure mbalit yi te taal ko fa. depuis 2 jours et avant c'était comme ça. ñu wax ni démarche yu ñu jot a def boobu ba léegi ngir wax ak policiers yi benn antu wu ci. man mii dem naa foofu ki ma fa fekk daf ma wax ni dina def rapport jébbal ko ay kilifawam boobu ba léegi dara. il fait plusieurs démarches. dem naa foofu ay yoon waaye defuñu ci dara. ils ne font rien. li gën a tiital ñi dëkk ci Cap Amitié 3 mooy kër gi nekk seen digg dëkkuwaay yi te ab société di fa defar ay bouteilles yu gaz. indépendamment pollution bi charbonnage bi di def dans l'école de police nga xam ne jegeyoo cette maison nga xam ne maison bi bouteillu Texen yi fa la ñu nekk di ko remplir bouteille la gaz gaz la. les ouvriers Texen fa la ñu nekk di remplir seen bouteille les grandes bouteilles là les bouteilles la nga xam ne hôpital la nekk grande bouteille fa la ñu nekk di ko réparer d'ailleurs la preuve en est que kenn mënul gis foofu dañu barricade kër ga yëpp dañ ko clôturer ci kaw kenn mënu ko gis la nekk ci biir kenn xamul lan la ñoom rek ñoo fa nekk da ngay ñëw fëgg kenn du la fale wax nañu ba sonn voilà. ñu ni itam jéem nañu waxloo ñi nekk ci école police bi ak société bi defar gaz yi waaye antuwul fii ak boobu waa Sicap Amitié 3 ñoom lenn rekk lañu bëgg mooy nelawaat ba yandoor. Omar Kane beneenub jafe-jafe bu ñuy waxtaanee di ndaw yi nga xam ne ñu ngi xël di leen nemmeeku ci mbeddu Ndakaaru yi naam ne sax nguurug Sénégal jëloon na ab dogal boo xam ne dafay jëlee ñi di tout tànk yi di yalwaan ci mbedd yi waaye nag jamono ji la ñu nemmeeku mooy ba tey ñu ngi leen di gis ci mbeddu Ndakaaru yi ba xam jotul ñu ut beneen feem boo xam ne mën naa jëlee ndaw yi ci mbedd mi jot na ñu samp si ab laaj Babacar Touré. yalwaanum gone yi ci mbedd mi wéy di yéem sénégalais yi. à Dakar si région bi seulement am na 30 000 enfants yu yalwaan au quotidien étude bi nag dafa nekkoon loo xam ne cartographie la woon pour xool saytu xool ñaata xale ñoo nekk si école coranique yi à Dakar. am na étude yu génnaat récemment sax la buy wane que nombre bi
global ñi yalwaan Dakar mu ngi ci 120 000 une ONG qui s'appelle GSI moo ko defee ci boobu. lim bi jéggi na dayo lool waaye xam lim bi taxul dindi leen ci mbedd mi yomb nguurug Sénégal teg fi ay institution yu bari nga xam ne ñooy xeex lu jëm ci wàllum yalwaanum gone yi waaye ba fi ñu toll nii dindi xale yi ci mbeddi Ndakaar yi doon lu jafe lool. lii la tax ba ñenn ñi sax jàpp ne dañoo war a soppi nit ñuy doxalee ci xeex bi le 2003 2005 bi liggéey nañ ci loi bu bees boo xam ne boo ko gouvernement bi nangoo dina gën a dëgëral daan yi gën a protéger da gën a aar tamit xale yi ñi ngi ko ne di am ay formation ak ñi nga xam ne seen xam-xam ak seen liggéey ci wàllu boobu la. am na aussi dimension bu am solo mooy sensibilisation parce que yalwaan bi dafa lëkkaloo ci Sénégal ak aada bi ak religion bi mais ñu xam ne loolu prétexte la simplement yu nit di employé chaque fois que bu ñu buggee xeex mbir mi naan diine la wala aada la mais xam nañ ni c'est pas la réalité c'est juste un prétexte pour ut koom-koom ci kaw xale yi donc ñuy sensibiliser Sénégal yi nag pour ñu comprendre phénomène bi mun a taxaw ñoom changer de comportement vis-à-vis de ce phénomène là mooy tàmbali bañ a sarax xale yi par exemple xaalis ndax xale boo sarax xaalis yaa ngi contribuer ci exploitation boo bëggee dimbali daara bi tu peux le faire directement dem jox sëriñ daara bi wala nga jox waa daara bi mais jox xale bi xaalis moom contribuer wu ci dimbali xale bi. ñu mën ko lim ci ay xeeti mettital yi nga xam ne ñoo dal ci xale yi yalwaan bi nekk na aw musiba wu jafe saafara tey jii at mu nekk yalwaan bi di dugal ci xaalis lu jéggi dayoo lool ñenn ñi sax def ko muy seen suturluwaay. lile nekk aw musiba woo xam ne ñëpp la laaj ngir ñi def ci taxaw seetlu ngir mën ko saafaral. ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ca école supérieure économie appliquée xëy tey ci suba amal ab janook taskatu xibaar yi ñoom nag li sabab seen janook ñi di taskatu xibaar yi nag ñoom dañuy ñaawlu melokaan bi nga xam ne seen daara ji moom la yor jamono ji ñoom nag ña ngay yëglu bu ñu moywul nag daañu bank seen loxo wala bokk gàllankoor njàng mekk njàngale mi ci foofee nga xam ne mooy école supérieure économie appliquée. tey jii nag ci seen janook taskatu xibaar yi ka yoroon seen kàddu di njiital amical ba moom mi ngi wuyoo ci turu Maguette Ndiaye dañu koy teewlu ci micro Martin Nguera. étudiants ENEA yi dañu sonn étudiants ENEA yi dañuy toog di dund si loo nga xamante ni wóorul maanaam sunu kaaraange tey jii nañu menacé ndaxte mënuñu dëkk si campus mënuñu di jàngee si campus boo xamante ni mur yi wóoratul. dañuy toog de jour en jour mur di daanu suñu kaw ñun dañu sonn si loolu mënatuñu xaar instant bi nii ndax dañu sonn chaque jour ñuy alerté chaque jour suñu professeurs yi suñu enseignants yi ñëpp ñu nekk si école bi ñu ngi alerté te li ñu gis nii tey mooy école bi dañu toog di ko seetaan ndaxte mënuñu ni ñu dañu intégré si biir UCAD te mënuñu sax am budget de fonctionnement entre 2017 ak 2019 dafa tabax nañ fi permanence su Macky Sall bii nii permanence su APR bi tabax nan fi ENO bii nii UVS si suñu suufu école ñëw tabax fi lool te ñun mënuñu sax am service médical duñu bàyyi ren ji concours am duñu bàyyi promotion bi war a jeexal tamit génn duñu bàyyi tamit benn étudiant dem fi stage tant que suñu problème yi waxuñu ni si dara. ñi itam ay ndaw lañu seenu mbébét mooy fexe ba jëlee fii li nga xam ne moo di VIH sida daal dinañoo booloo def benn say ndaw yi nag ñoom jot nañoo amal ci diirug ayu bés seen mbir moo xam ne ci lañ doon yëngu ngir rek daal di yee askan wi ci lu ñeel lii di VIH sida ñoom ñooñee nag ñu daal di koy amal ab wërngal ci fukk ak ñeenti région yi nga xam ne ñoom la ñuy nemmeeku ci réewu Sénégal démb nag lañ doon fësal résultat yi nga xam ne moom moo dippee ci xeex ga ñu doon amal ñoom ñooñee nag amal ko ci teewaayu Moustapha Gabar Diop. ci xayma bu ñu jàpp téeméer boo jël lu yées benn Sénégal def na ay jéego yu am solo ngir xeex doomu jàngoro sida di royukaay ci Afrique di loo xam ne ayu bés yi ndaw yi def ngir xeex jàngoro gi firndeel na ko. région bu ne dañ la sasoon nga dépister au moins ñetti téeméeri nit te nga jéem a xool ndax mën nga am foofu ay cas soo xoolee. ba ñu defee suñu évaluation Sénégal yëpp jot nañoo dépister ñeenti junniy nit ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci biir ñooñu gis nañ ni Louga moo ëpp
ci li mu dépisté Louga am na juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent mais ci biir ñooñu am nañ ci ñetti cas positif. donte ay wute am na ci gox yi Kolda nekk na bërëb boo xam ne fa la jàngoro bi gën a bëree. ñi ñu dépisté ñëpp am nañ ci fukk ak juróom-ñeenti cas loolu li muy wane rek mooy que ni naam jàngoro sida amul doole trop Sénégal nañ ko wax parce que tamit wax dëgg yàlla boo comparé Sénégal ak yeneen réew yi di nga jàpp ni ñun fii alhamdulilah ñu ngi sant yàlla mais nag warul tax ñu bàyyi yi ñu doon def maanaam sensibiliser parce que jàngoro boo xam ne xëy na gisaguñu li koy faj li ñu am mooy ARV yi te loolu tamit ñu ngi ciy sant gouvernement Sénégal CNLS vraiment effort yi ñu ciy def. ak jéego yooyu yëpp ñu teg teewul ñu war a yokk pas-pas bi. mais sensibilisation mooy la xam ne du doy parce que comme je l'ai dit sànq ñun xëy na fekk nañu jamono yoo xam ni bailleurs yi dañ doon def moyens yu bari ci sensibilisation mais léegi ñoom au Sénégal dañu xaw a tegg seen temps parce que dañu Sénégal nekkatul priorité côté boobu te loolu day jur comportement à risque parce que ñun bu ñu sensibiliser wu rek ñu yaakaar parce que ñi ñu sensibiliser woon màgg nañ te ndaw ñaa ngi ñëw te ñi moom dañuy gën di juddu donc besoin sensibilisation day am toujours. bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo amal ayu bés bi ñëpp ñoo war a saytu seen yaram maanaam dépisté wu ba noppi di saytu xibaar yi ngir mën a xeex jàngoro sida. mu ngoog dañuy yegsi ci xibaaru bi ci réew yi daañu dem ca Soudan ca Algérie ca Mozambique itam waaye dañu koy dooree ca République démocratique bu Congo ak li nga xam ne moo di Ebola di wéy di fa teg der dañ ci ànd ak Cheikh Sall. xibaar yi biti réew yi dañ koy doole ci République démocratique bu Congo nga xam ne gis nañ fa ñeenteelu kaayu Ebola foofu sa ville bi nga xam ne moo di Goma di loo xam ne nag mu ngi wéy di jaaxal ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ak ñi saytu wàllu wér-gu-yaram foofu ci biir réew mi ginnaaw bi nga xamante ni bii ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan ci boobule jàngoro am beneen cas bu ñu gis beneen cas topp ci ñaari fan dong ci ginnaawam. bi la épidémie di Ebola faat na lu toll ci junni ak juróom-ñett téeméer doomi aadama foofu ci RDC bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ni moo jóge ci organisation bi nga xam ni moo sàlloo wér-gu-yaram ci àdduna wërgal kàpp di OMS nekk jàngoro joo xamante ni bii askan wi yëpp la soxal waaye ñoom it ñu ngi xool naka lañ ko mën a lijjantee. réewum Mozambique xaatimoo déggoo dox na ci pouvoir bi ak ñi nga xamante ni bi ñoo fa nekkoon ay rebelle tuddoon Remano di xaatimoo déggoo boo xamante ni bi taarixu réew ma dina ko jàpp diggante président bi nga xam ne moo di président bu Mozambique di Filipe Nyusi ak ki nga xamante ni bi moo jiite Remano bi maanaam rebelle yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci njiital ki nga xam ni moo di Oussoufou Momad mu doon xaatimoo déggoo boo xamante ni bi nag dañ koo def ngir jàmm dellusiwaat ci réew ma ñu amal ko ci ngoon alxames ji yooyu la rebelle nag jamono ji taxawaayu l'opposition la ñu taxawee ci biir réew ma. Algérie njàng meeg njàngale mi am na coow lu rëy loo xam ne moo fa juddu maanaam ci njàng mu kawe mi ki nga xam ne mooy jëwriñ ja dafa bëgg làkku anglais ñu jiital ko ci kaw làkku français bi nga xam ne moo fa nekkoon ba jamono ji loolee nag di wéy di jur coow ci mboolem ñi nga xam ne ñoo fay jàng ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum njàngale mi ndaxte ñoom jàpp nañu ne anglais moo ëppal njëriñ réew mi waaye tamit moo gën a mën a tax ñu gën a mën a am ay étudiants yoo xam ne ñoo jóge ci bitim réew coow laa ngi wéy foofu ci Algérie. réewum Soudan jàmbaarloo yu taratar moo fa am ci ngoon ak alxames ji nga xam ne moom la ñu génn tax ba ñeenti doomi aadama ñàkk seen bakkan ci benn manifestation boo xamante ni bii niñ ko tase dafa metti lool ñooñu doon manifester nag di naqarlu ñàkk a leer gi nga xamante ni bii ñàkk nañ koo leeral manifester yi nga xam ne moo fa mujjoon a am ba ay doomi aadama yu bari ñàkkoon fa seen bakkan yi la ndaw continuer di wane seen naqar foofu ci diwaanu Khartoum ak dëkk bi nga xamante ni bii moo di Omdurman nekk ci wetu dex ga mooy ay junni doomi aadama yoo xamante ni bii ñoo rassemblé woon ñoom ñëpp di ñaxtu mbir mu ni mel di wut saafara ngir loolu bañ a amati ci dëkk ba muy coow loo xam ne nag day yokk saa su nekk ci réewum Soudan ndax loolu tàmm nañ ko faa gis. nañu ko junjee woon ci bopp xibaar yi kon bés bi ñuy amal feetal tabaski daañu ko xam tey ci aljuma yi tey ji gannaaw nag ba kuréel gi nga xam ne mooy séntu weer bi di amal ab ndaje ca rajo télévision bu Sénégal ñu koy amal ci njiitalu Mourchid Iyane Thiam mu di ab porox ndoolo ci kuréel gi la ngir mu woo askanu Sénégal ñoom itam ñu daal di séntoondoo li nga xam ne mooy weer bi ngir ñu mën a màggal feetal tabaski ci benn bés. la ñu mën a jàpp nag mooy jamono ji feetal tabaski mën nañ ko am ci diggante dibeer fukki fan ak benn jàpp altine fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2019
ku ne tabaski ne xar ngir mën a màggal fête bi nga xam ne mooy Eid el Kébir waaye nag jamono ji jot na nag ñu daal di gëstu ci lu ñeel xontu ga ñuy xontu yi la gàtt ñu bàyyi xel carton bi nga xam ne moom la ñuy jox ñii di xar yi moo waral nag ñu amal ab gëstu ci yenn ay daral ba xam carton bile du am njeexital ci wérgu yaram gàtt yi wala itam wérgu yaram ñi nga xam ne ñoo di doomu aadama yi jëfandikoo yi rek xar Matar Ngeer mu amal bile gëstu. ñaari ayu bés moo des ci tabaski gi li tere nelaw jaaykatu xar yi nag bokk na ci xont gu ñuy jox seeni jur jamono ji nag li xew mooy jëfandikoo ay këyit ngir xonte leen ko jaaykatu xar bi nag ñoo ngi ko fekk ci rond-point bu Liberté 6 muy waajal lekku xar yi lu waral mu tàmm ci këyit nag. carton dafa am njëriñ ci xar parce que boo calculé cox bi kese ak ripaas bi day lewet quoi te encore bu ko lekkee dafa war a saxam te fekkee carton bi day nekk ci biir day tax mu gën a mën a lekk parce que carton bi day am lu mu joxe ci yaram bi quoi parce que dina tax bu lekkee saxam bi day gën a dox te it encore dina wàññi tuuti sa ration ci wàllu repas ak wàllu kii ak wàllu ngooy. ci ñoom nag am na ci ñoo xam ni duñu ko jëfandikoo ndax jàpp nañu ni. gënul ci xar bi. gënul ci xar bi xam nga aliment yaa ngi fi ñu enrichir leen nga bàyyi ko jël carton boo xam ni déjà am na produit chimique nga jël ko def ko xooj ko jox ko sa xar mu lekk du lu gën daal. carton bant la bant bu ñu transformé mu nekk kayit am na produit bu ñu ci def la preuve boo ko xoojee da ngay gis day marron boo ko ñemee am na benn goût bu ci nekk bu xaw a amer ce qui veut dire que am na lu ci ne. bu ñu sukkandikoo ci ñi seen xam-xam màcc ci wérgu yaramu jur gi. jëfandikoo kayit ngir xonte ko doon na loo xam ni mën naa ñàkk. xar ruminant la te ruminant mooy loo xam ne dafay junj donc luy junj pour mu mën a jëriñoo li muy lekk il faut mu am ngooñ wala paille boo xam ne moo tax mun junj ba pare tam il faut mu am ndox de qualité en quantité à volonté donc ak aliment concentré boo xam ne dañ koy jox suivant fu mu toll ci ay bëgg-bëggam. carton dafa nekk loo xam ne day indi cellulose nag day nekk encombrement pour xar bi mais du nekk loo xam ne day indi njëriñte bu bëri. waaye xamle na ni bu ñu demee ba koy jëfandikoo war naa mucc ayib ndax mën naa am jeexital ci ñiy jëfandikoo ndawal gi. carton bi su amee ay produits toxiques ay produits yoo xam ne mën na nekk en résidu ci yàpp bi donc loolu mën na indi loraange ci nit ki donc li may wax rek mooy xar bi. lu mënta ñàkk ci moom mooy paille bi mooy ngooñ bi su ko amee à volonté am ndox am concentré jarul yokk leneen loo xam ne mën na indi loraange ëllëg ci nit ki. njaayum xar nag laaj na bu baax ak xont gu mucc ayib ci jur gi jaaykat yi ak yarkatu xar yi nag dañ koy boole bu baax ci seeni xont waaye lu ci mën a am daal vétérinaire bii di docteur Konaté moo ngi artu ñu koy jëfandikoo ngir ñu bàyyi xel ci sellu kayit yi. mu ngoog Makhtar Nguer fii la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi jaajëfal leen ci topp gi ngeen di topp jotaay gi ci ITV xibaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn léegi météo lay doon jàngeen jëf.